Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Valda Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission Allo Docteur may nuyu suñu invité tey di docteur Nafissatou Fall docteur Nafi maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax Doudou. nga nekk pneumologue nekk responsable unité de radiographie mobile bu numérique nekk tamit médecin en charge prise en charge bu programme national de lutte contre la tuberculose dama lay bàyyi nga nuyoonteeg auditeurs yi. Présenter sa bopp wax leen yow yaay kan ci lan ngay liggéey ci lan ngay yëngu lan mooy sa spécialité. D'accord, merci beaucoup Rosalie. Asalaamaaleykum askan wi ñi ngi nuyu waa kër gi fii borom kër gi ak ñi fi nekk ñëpp di la nuyu yow it Rosalie yow mi ñu dalal di nuyu suñu auditeurs yëpp man maa ngi tudd docteur Nafissatou Fall pneumologue la loolu mooy sama spécialité ma nekkoon service pneumologie bu hôpital Fann. bu ma fa jógee maintenant depuis 2 ans et demi maa ngi nekk programme national de lutte contre la tuberculose maanaam muy programme mu ministère de la santé bi nga xam ne dafay xeex feebaru tuberculose fii ci Sénégal donc en même temps ma nekk médecin au niveau du bureau de prise en charge maanaam ñiy jël en charge maladie amee feebaru tuberculose ba pare tam ma nekkaale responsable unité mobile de radiographie benn unité la bu nekk si au niveau du programme tuberculose boo xam ne tam day participer ci dépistage maanaam ci nu ñuy wëree feebaru tuberculose ci askan wi. loolu laa fay liggéey. waa kay docteur Nafissatou Fall te ñuy waxtaanee mbirum feebaru tuberculose waaye tamit feebar yi nga xam ne dañoo tàmm ànd ak moom. lu ñuy wax comorbidité maanaam VIH sida bokk na ci ak. diabète donc loolu la balaa ñu ciy ñëw dañuy bëgg rek comme ni ñu koy defee saay su nekk nga xamal ñu lan mooy tuberculose déjà est-ce que am na nu ñu koy waxee ci olof ci suñu làkk naka la ko nit ñi gën a xamee ak feebar bi mooy lan. waaw feebaru tuberculose moom c'est vrai que avant nit ñi dañ ko doon woowee feebaru sëqët bu bon bi mais loolu day nekk loo xam ne dafay am benn nit ñi dañ koy xaw a ragal. donc dañu koy wax tamit feebaru sëqët su tar si mais je pense que li ñu war a jàpp mooy que feebaru tuberculose ñëpp mun nañ jàpp feebaru tuberculose. feebar boo xamante ne la dafay wàlle benn doomu jàngoro boo xam ne ci noy yi lay duggee ci nit ki donc te daf mën na wàllante ci askan bi. feebar boobu nag bu la jàppee li ci ëpp si sa dënd lay jàpp maanaam ci xëtër yi wante mun na jàpp fépp si nit ki maanaam mun na jàpp ci yax yi mun na jàpp ci bët mun na jàpp ci biir mun na jàpp fu ne te it buñ ko fajul feebar boobu mun na indi ay complications toujours ci dënn bi wala feneen wala mun na sax indi tamit nit ki gaañu. waaw loolu mooy globalement feebaru tuberculose. feebaru tuberculose est-ce que dafa di feebar boo xam ne dafa law ci askan wi dafa nekk lu ñuy faral di wax problème de santé publique wala ab feebar boo xam ne la daal mënuñu wax soofantal waaye warul tax nit ñi di tiit. alors pour man au niveau du ministère de la santé ci ministère bi tuberculose dafa nekk problème de santé publique looloo waral sax ñu créer benn programme national boo xam ne spécifiquement moom njëriñam lépp mooy jëm ci lu xeex feebaru tuberculose fii ci Sénégal te bu ñu xoolee maanaam fii ci suñu askan wi dañuy gis ne Sénégal dafay bokk ci dëkk yi nga xam ne feebar am na fi poids bu baax a baax. incidence bi nag xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof maanaam boo jëlee 100 000 nit à peu près 118 yi donc incidence bu ñu estimer 118 personnes sur 100 000 habitants maanaam soo jëlee 100 000 sénégalais à peu près 118 yi ñooñu bu ñu xoolee mën na am tuberculose bi mi ngi ci ñoom looloo waral tamit xeex ko du yomb looloo waral tam ñuy def ay stratégies yu bari pour mën a xeex feebar bi fii ci Sénégal. feebar bi balaa ñuy ñëw ci nu muy feeñee exactement ci nit ki lan mooy waral wala lan mooy yombal nit di ko am. alors li gën a am solo mooy ñu xam feebar bi naka lay wàllwee ci askan bi parce que loolu buñ ko xamul rek mooy tax feebar bi di fi gën a law dañuy wax tout le temps que feebaru tuberculose feebar boo xam ne feebaru sëqët la donc wàllu bi day nekk ci koo xam ne dafa amee feebaru tuberculose keneen toog ci wetam bu dee sëqët te jëlul mouchoir wala mu jël loxo muur gémmiñam ak bakkenam mën na koo wàll doomu jàngoro bi donc day am solo kon
kuy sëqat rek bu matee fukki fan ak juróom nga dem kër docteur ñu xool ba xam ndax du tuberculose waxuñu ne nag kuy sëqat mu am fukki fan ak juróom rek tuberculose la mais war nga teel a dem pour ñu xool ba xam ndax doomu jàngoro tuberculose bi nekkul ci sa yaram pour ñu mën la faj loolu dafay am solo am na tamit yeneen éléments yi nga xam ne bokk na ci li tax feebaru tuberculose fi gaaw a jóge parce que dañuy wax ne tuberculose maladie sociale la maanaam feebar woo xam ne dañ koy gis ci askan wi ci ñi gën a néew doole ñi gën a ñàkk ak fi nga xam ne tamit problème mu cet dafa manqué donc loolu yëpp day nekk ay facteurs yu ñuy boole en plus dañ doon wax comorbidité am na yeneen feebar tamit yoo xam ne bu ko nit amee pour mu am doomu jàngoro bi day yomb ci moom parce que maanaam gendarme wala policier yi nekk ci yaramam te war koo aar bu wàññee ko bu fekkee ne toog na ak koo xam ne wàllu na ko doomu jàngoro bi bu duggee ci yaramam kooku mun na am feebaru tuberculose bi. waaw nee nga tuberculose nit ñi bu ñu nekkee di sëkkat ba mu weesu fukki fan ak juróom war nañu dem ñu seet seen yaram ndax am feebar bi la wala déet. yaa ngi préciser tamit que ne c'est pas que sëkkat bu jël. mais est-ce que dafa am particularité bu am ci sëkkat si ndax sëkkat ku nekk mën na jàpp ne xëy na soj la wala leneen la mën a doon diagnostic bi bu ñu demee naka lañ koy defee. waaw feebaru tuberculose en général li ci gën a am solo mooy li ñuy wax sëqat bi su weesoo fukki fan ak juróom mais li ci ëpp feebar bi dafay ànd ak nit ki yaramam day tàng le plus souvent mooy li ci ëpp ngoon gi wala guddi gi lay tàng mu mel ni comme ku sibiru di liw et puis muy ñaq lekk bi tamit day wàññeeku donc appétit wam dafay wàññeeku mais buñ ci boolee yooyu noonu mën na am tamit yeneen signe maanaam yeneen ñaxtu yu nit ki di am mu nekk ne par exemple gaaw a sonn dafay fatt gaaw a sonn wala di sëqat muy ànd ak deret yooyu yëpp ay lu ñu mën a retrouver la yoo xam ne mën na nekk ay symptômes maanaam lu nit di jàmbat bu amee feebaru tuberculose. donc bu boobaa dañuy wax ne bu fekkee nga yëg nga loolu ci sa yaram rek da nga war a dem kër docteur pour ñu xool la bu la docteur bi xoolee nag moom mooy xool ni mu la examiner xool gis ne lii de xalaat na ne peut-être tuberculose la bu ko defee ñu am analyse yi ñuy def li ñuy wax tam mooy Sénégal à travers le programme national de lutte contre la tuberculose nga xam ne structure du ministère de la santé politique bi mooy pour dépistage tuberculose amul fay fépp ci Sénégal ci structure yi nga xam ne yu ministère de la santé yu public yi ku fa dem pour def analyse yi doo fay dara donc pour def test yi pour xam ndax feebar bi moom la am déet doo fay bu fekkee ni dem nañ ba xam ne feebar bi tuberculose la garab yi nga xam ne moo koy faj doo fay parce que yooyu tamit nguuru Sénégal moo ko jël en charge ba nga xamante ne nag mën nga faju ba wér ba tane ak analyse yi ci nekk yëpp te doo fay dara. waaw loolu mooy politique globale ministère de la santé à travers programme national de lutte contre la tuberculose. xam naa docteur Nafissatou Fall dañuy ubbi antenne bi su ko defee auditeurs yi nga xam ne am nañu ay laaj yu aju ci suñu thème tey maanaam tuberculose mais ak feebar yi nga xam ne da koy yombal soxal na leen ñu mën a jokkoo ak yow ci 33 825 18 30 ma bëggoon aussi benn précision balaa ñuy jël auditeurs yi nekk ci ligne bi est-ce que sëkkat soo suñu war a saytu ndax xam toll na ci fukki fan ak juróom ndax xam yaram baa ngi tàng ñàkkum appétit bi ndax ci mag rek lañ ko war a seetlu wala it war nañ ci bàyyi xel ci sëkkatu xale boo xam ne day ànd ak melokaan yooyu. loolu moom ci askan wi yëpp lañ ko war a seet mu nekk xale mu nekk mag wala mu nekk diggu doom ñëpp la ñu war a seet. c'est vrai que ni ñuy seetee xale yi peut-être du bokk ak ni ñuy seetee mag ñi maanaam bu dee mag ñi analyse bi ci tuflit bi lañ koy seet maanaam dinañ la jox pot ne la xaaxtandiku dinañ la wax ni nga waree xaaxtandiku parce que lor yi nekk ci dënn bi la ñuy soxla nga xaaxtandiku ko pour nga mun ko def analyse pour xam feebar bi lan la bu dee xale bu xaw a mag peut-être mën na xaaxtandiku mën na tufli mais xale yu ndaw yi mënuñu tufli bu boobaa dafay laaj lu ñuy wax tubage gastrique loolu ci hôpital yi lañ koy defee wala ci dispensaire bi wala ci centre de santé bi ndax loolu kër docteur lañ koy defee bu ko defee tubage gastrique la tudd am na fu ñuy dem jëli ba mun a am xaaxtandiku bi pour ñu mun ko def analyse pour wax ne feebar bi tuberculose la wala du tuberculose. kon nag dañuy door ubbi antenne bi ci 33 825 18 30 jël suñu auditeur bu njëkk asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. waaw ñu ngi ziar soxna soosu itam. docteur Nafissatou Fall noo tudd wala fooy woote. waaw Malika laa woote dafa am lu may laaj rek. waaw docteur mu ngi lay déglu. allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw man dama am soxna waaye sama soxna
dafa nekk ci jamono boo xam dafa judd woon ci jamono boo xamante ni dañ ko xarafaloon daal di jigéen ñi daan def yu njëkk. waaw léegi nag est-ce que tamit loolu di ko déranger ci am doomam wala dara daal. waaw parce que moom nee na bu fekkee day sëy guddi gi li mu war a yëg di ko yëg daal. waaw man après ma laaj ba xam ne lu ma ko sama xol ma ko dégg wala ma ko d'accord d'accord jërëjëf suñu invité docteur Nafissatou Fall dina indi ay tontu wala digtal yoo xam ne aju na ci laaj bi ma fàttali auditeurs yi rek ne tey li ñuy waxtaanee mooy feebaru tuberculose waaye nag dañuy wax comme ni ñu on est ouvert docteur bu fi nekkee rek mën na jox orientation képp ku ci nekk donc voilà ñu jël beneen auditeur ci 33 825 18 30 bu fekkente ne sotti na ñu bàyyi ko mu jokkoo ak docteur Nafissatou Fall ma fàttali rek ne thème bi mooy mbirum tuberculose asalaamaaleykum. waaw dafa mel ni sottiwul docteur ñu bàyyi ko mu wéy ji ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy nee na dugg na ñu jël ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar mbokk mi. maa ngi lay ñu ngi lay ziar. damay def tur bi nag. amul benn problème docteur Nafi mu ngi lay déglu. waaw man dama ko laaj dafa am 1998. lii mu wax dafa mosoon dal. def naa analyse yu bare bëri. mais gisuñu ko woon ci teflet yi waaye finalement dama mujj dem ci benn docteur. moom bi ma laajee ma expliqué ko mu ne ma nan la lay dikkee ma ne ko daal du ma ndékki añ tuuti laay mu te du ma reer te sama yaram day tàng itam. te su may lekk tamit day mel ni ci sama gorge bi dafa mel dañ ci jëm ay paaka. mu ni ma defal ma analyse bulletin d'analyse ma dem defi analyse après ci la ñu trouvé ne affaire bi moom la tuberculose la. ma doon laaj nag ba xam ndax am na yenn façon tuberculose yi mën a feeñ te duul demee comme du nekk ci classe bi ci teflit bi wala du mu feeñ ci beneen façon boo xam du comme bi ma la expliqué nii ndax am na yeneen yu mën a feeñ wala déet ak yenn façon la mën a feeñ nga xam ni ñi succès ni moom la ngeen baal ma. jërëjëf merci waaw jërëjëf laaj bi am na solo docteur Nafi bu ñu jëlee auditeur yëpp ñu bàyyi la nga tontu auditeur bi laajam bi am na solo ñu jël beneen auditeur ci 33 825 18 30 pour ñu bëgg a participer sànq maa ngi la doon bëgg a laaj rek ci li nga xam ne moom moo aju ci paj mi. pajum feebaru tuberculose. Sénégal fan la ci tollu. ak ni ñu ko doon defee bu njëkk est-ce que am na coppite boo xam ne am na ci jamono ji. waaw c'est vrai que par rapport ak faj bi moom am na coppite sax loolu mat na ay ati at parce que peut-être ñi nga xam ne kii di wax ne 98 la amoon tuberculose jamono yooyu garab yi ñu doon joxe ci traitement bi da doon nekk doom donc nit ki daan na naan juróom-ñetti doom ba fukki doom ak lu ko ëpp. jamono bi ñu toll nii nag traitement bi dañu changer doom yi donc loolu mat na ay diir maanaam li may wax tout le temps que feebaru tuberculose faj bi dafa gudd du ñaari fan du ñetti fan juróom benn weer la donc juróom benn weer bi nag malade bi bu ci góorgóorloo tamit mën na tane ak jàmm ak salaam ci faju bi day am benn lu ñu tuddee première phase u ñaari weer bu ñaari weer yu weesoo am ay analyse tuflit yu ñu defar su lépp normalé ñu jàll ci ñeenti weer yi ci des ba mu mat bu ko defee bu matee ñu def contrôle yu mujj yi après malade bi daal di tane mais garab yooyu li ci am solo rek mooy dafa am nuñ koy naanee te ci Sénégal politique bi mu jël maanaam dañuy wax malade yi fokk ñuy ñëw ci fi ñuy jëlee seen garab pour ñu jox leen ko parce que dañu doon gis ne at yi ko jiitu dañ daan jox malade yi ñu yóbbu garab yi seen kër te di nga gis tey ku naan suba du naan ginnaaw suba mu naan donc politique u Sénégal mooy ci ñaari weer yu njëkk yi moom li ci ëpp dañuy wax malade bi rek na ñëw ba ci poste santé bi wala kiiwam pour mu mën a jël foofu garabam. ñu jël auditeur bi wéy ci waxtaan wi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay ziar soxna si. ñu ngi delloo ziar bu baax. noo tudd wala fooy wootee. maa ngi leen di woowee Thiès. waa kay docteur mu ngi lay déglu. maa ngi joxe sama tur bi ma daan woowee man ancien malade TB la jëm ci. mais man faju naa ba wér. traitement yi moo tax yëpp def naa ko dama bëgg a xamal nit ñi feebar la. mais ku topp say traitement ak ni ñu la ko waxee. li ngay wér. ni ngay jëlee gox bi ak li ngay defee sa contrôle. su jëlee normal da ngay gis ndax man demoon naa sama poids baaxul woon mais ni ma defee samay traitement may dem heure bu ma defee contrôle soxla bi day ñëw nànk. am na benn moment dama doon dem dispensaire te xalaa daañu jël garab yi bi ma demee ba stable ñu jox ma garab yi may dem sama kër. yi wax ni feebar bi ñu ngi fi ñun ñoo ko fi mën a jàppale mu bañ a am tabu bañ a làqatu bañ a def dara
famille yi tamit bu ñu amee ku feebar ñu jàppale ko. ndaxte buñ ko dawee ndax man dama daan gis sant bi ma daan fajoo daan am ñu daan ñëw ba ci yàgg gisatuñ leen te bu ñu laajtee ñu ni ñoom seen famille dañ leen di daw wala dara ñoom dañuy rus dañuy daw arrêté seen traitement. boobu récit bi su dikkee day gën a metti may ñaan nit ñi feebar bi faj bi doo fay dara lépp dañ la koy may. boo toppee say traitement da ngay faju ba wér. man faju naa ba wér maa ngi toog sama kër samay njaboot ak yëpp teew su ma déggee ñuy wax tuberculose damay dem dugg ci aw ma boobu nii dama amee woon tuberculose wala dara dama ciy dem dugg participer. ndax ñun ñoo ko fi mën a dugg bañ a daw malade yi bañ a def dara ku topp ci traitement da ngay wér. di remercier nag waa district bi Thiès carrément ndax ñu ngi jàppale malade yi ni ñu def yëpp. am li nga invité maa ngi koy sant di ko gërëm. ku jox ci wàllu tuberculose rek man maa ngi lay di la gërëm parce que dund naa ko feebar naa ko kon xam naa ñi ko yore nii ni ñuy nekkee ci ñoom te nañ topp seen traitement rek. waaw bu baax. merci beaucoup. waaw man balaa ngay quitter am na lu ma la bëgg a laaj. waaye tamit suñu invité waa programme national lutte contre tuberculose bëggoon nañu balaa ngay couper nga bàyyi sa numéro ak suñu technicien li ma bëggoon rek laaj la balaa ngay joxe sa numéro. est-ce que traitement bi yow nan nga ko dundee comme docteur mu ngi ne 6 mois la est-ce que lu yomb na c'était pas lourd demoo ba ci digg bi ne est-ce que du ma bàyyi. naka nga ko dundee pour ñi nga xam ne xëy na ñu ngi ciy door a dugg te mu metti lool ci ñoom. man ci début bi biñ ma ko annoncé métti woon na ma ndax boobu ni ma ko doon déggee ak ni ma déggee tuberculose dafa day rey day def nii métti woon na ma mais par contre man district bi ma doon fajoo dafa amoon maire bi fa nekkoon madame Sy. maire Diaté district bi di bu Thiès la nekkoon. mais jour boobu dama doon jooy mais maire bi moo génn dañ jëndal ma ndox toog ni ma madame lii nii la at nii léegi yow bul xool kenn xool ma. moo may topp sama traitement di ma topp ba pare ñoom dañ daan ñëw sama kër di ma seet si bindal ma régime lépp ni ma lu ma la wax rek def ko. man ko waaw topp li ñuy wax di ko def ba ñu gis ay résultats yu baax xaar macha allah. jërëjëf ñu ñaan la rek nga bàyyi sa numéro ci technicien bi docteur Nafissatou Fall genre intervention yi dafay am solo. parce que ça veut dire que nit ñi da leen di dal ñu dund ko normalement comme beneen feebar bu mu nekk day jox courage ñi nga xam ne xëy na bañ ko découvrir ci ñoom yàggul mu doon du metti xëy na ñu yaakaar sax ne xëy na paj biñ ciy séntu du antu parce que 6 mois tamit bëri na. bëriwul donc dañuy jéem a wéy ci li nga xam ne moom nga doon wax sànq ne paj mi nit ñi souvent dañ doon toog seen kër ñu jox leen garab yi fa nga yemoon mais dañuy gis ne duñu suivre seen traitement normalement ñu wax auditeurs yi ne mën nañu continuer di woote ci 33 825 18 30. waaw c'est loolu la woon mais jamono bi mooy li may wax politique bi ñu jël que ne malade yi dañ leen di jox dañuy ñëw di naan ci seen garab ci ñaari weer yu njëkk yi pour lépp normal yi ñeenti weer yi ci des ñu jox leen ñu yóbbu seen garab. mais li ñuy wax rek tuberculose maanaam nit ñi dañ ko yàgg def stigmatisation donc dañu nekk lu ñuy nëbb day nekk une maladie honteuse ba nga xam ne ku ko am sax wala mu am seen kër da nga koy nëbb te doo ko wax ñun dañu bëgg ba loolu mu dem mu denc ci askan wi parce que tuberculose comme yeneen feebar yi la li may wax maladie moo ko asthme ak diabète ak leneen boo ko fajee mën nga tane ak jàmm ak salaam. ñu jël suñu beneen auditeur asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay ziar soxna si. soxna Rosal noo def. ñoo ngi si jàmm. bala soxna Khady Ndiaye. ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi leen di fay. di nuyu invité bi docteur ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay bu baax. ñu ngi leen di nuyu docteur dañ doon laaj ba xam des fois damay dégg ñu naan tuberculose des os mooy yàq. ndax loolu dafa am. en plus ki nga xam ne dafa am tuberculose te nekk ci fu gën a sori nga xam ne du gis case de santé du gis poste de santé kooku. bu fekkee dafa am ñi nan la ñuy def ba mën koo suivre wala nan lay def ba dem jege fenn foo xam ne mën a def ay analyse waaw loolu moo doon sama laaj. di leen gërëm di leen sant. jërëjëf. jërëjëf soxna Khady allo allo dafa mel ni coupé na. waaw amul problème mais mën nañu tontu. ci laaj yi. waaw mën nañu tontoogum ci laaj yi. balaa muy gën a nañu jël auditeur bi ba pare. su ko defee docteur ma jox la kàddu gi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar. ñoo ngi sant. noo tudd wala fooy wootee. Mbagnick Diouf. Mbagnick.
waaw. Mbagnick oxygène. waaw. Mbagnick ñu ngi lay ziar suñu naataango boobu. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Marie-Rosalie. di rafetlu émission bi di nuyu docteur. waaw am nag benn laaj ma bëggoon laaj wala ñaar rek. d'accord. waaw bi ci njëkk moom mooy dañu ne woon une stratégie NTB bu war a ñu war a atteindre objectif bi en 2035 mais gis nañu ne jamono ji ak mbas bi am rek xamuñu kañ lay jeex. ñu jàpp ne activité yu bëri yoo xam ni pratiquement dañ ko daan def ci wàllu sensibilisation mu mel ni dafa xaw a ralentir est-ce que tey jii espérer nañu en 2035 ñu atteindre objectif bi. beneen bi aussi dafa am rapport ak li nga xam ne moom mooy Covid bi. sànq docteur wax na ne tuberculose pulmonaire dafay jàpp xëtër yi te dañuy wax également aussi que ne lii nga xam ne moom mooy Covid bi aussi dafay problème de poumon lay jàpp. donc loolu aussi mu am un rapport boo xam ni quand même est-ce que tey jii ñi nga xam ne dañu am tuberculose ñooñu ils sont plus exposés par rapport aux autres yi nga xam ne xëy na dañu am diabète wala dañu am sida. beneen bi peut-être la dernière question. c'est par rapport ak la TB des enfants waaw boobu aussi je pense que c'est un défi ñu bëgg a xam à peu près fii ci Sénégal est-ce que am nañu ay statistiques yuy wane par rapport ak TB xale ak surtout fan la gën a bëri ci ban région la gën a bëri merci bien. jërëjëf Mbagnick suñu naataango journaliste bi nekk ci oxygène moom tamit farlu lool ci mbirum wér-gu-yaram donc dama lay bàyyi docteur Nafissatou Fall nga tontu auditeurs yi may fàttali ñi nga xam ne dañ ñoo dab que ñu ngi suivre seen émission Allo Docteur te ñuy waxtaanee mbirum tuberculose jaare tamit nar a waxtaanee feebar yi nga xam ne dafa yomb ànd ak tuberculose muy diabète ak sida ñu koy wax comorbidité. suñu premier auditeur nag moom question amul benn rapport ak thème bi mais du tere nga jox ko orientation nee na soxnaam dañ ko xarafaloon ca jamono nee na nag dafay am problème mu plaisir maanaam buy sëy li mu bëgg yëg du ko yëg ma bëggoon xam ndax li mu jot a dund du ko indil jafe-jafe ci wàllu am doom. waaw ñu ngi lay remercier Rosalie ñu pour ci tontu bu njëkk bi moom liñ ciy wax c'est vrai que excision xarafal si jigéen ñi je pense que am na sax loi boo xam ne Sénégal léegi daf koy tere. dañ ko fiy tere ci dëkk bi parce que hormis li nga xam ne peut-être bànneex bi nga xam ne jigéen mun na ko yëg ndax loolu la ñuy daal di dagg mais mun na indi sax jafe-jafe ci sëy bi wala mu indi jafe-jafe bés bu soxna si waree wasin ndaxte fa doom ba war a jàll mun na xat wala mun na am problème. donc man conseil bi ma koy mën a jox mooy peut-être mu dem consultation mu gis un gynécologue comme ça ñu mën a xool parce que même bu dul wax plaisir sax bu amee ëmb jafe-jafe pour accouchement maanaam bu doom bi waree génn fa mu war a jaar ci suuf mën na ci am jafe-jafe donc conseil bi may mën a joxe foofu mooy mu dem gis un gynécologue wala mu gis sage-femme pour mu xoolal ko jabaram bu baax. suñu deuxième auditeur moom mu ngi doon wax ne dafa jotoon am tuberculose atu 1998. nee na jotoon nañu def ay analyse nag ci ay salive ak yooyu mais gisuñu ko. après mu gisaat beneen docteur expliqué ko li mu doon yëg comme genre manque appétit buy lekk mel ni put bi dañu koy jam ay paakaak yu ni mel. ñu defaat yeneen analyse gis ko laajam mooy est-ce que tuberculose mën na feeñee neneen nu dul par exemple moom nu ñu détecté feebar. waaw loolu moom lu mën a nekk la ndax dañuy wax ne tuberculose mën na jàpp fépp ci yaram. waxoon naa ko bi ñuy door maanaam li gën a am solo mooy feebar bi jàpp dënn bi xëtër bi mais feebar mën na jàpp yax mën na jàpp bët mën na jàpp sa res mën na jàpp fu ne loolu nag bu fekkee ne ci xëtër bi maanaam ci dënn yi la jàpp boobu analyse tuflit bi mooy wone feebar bi pour ñu gis ko mais bu fekkee ne tey jii tey dafa jàpp sa biir mu def biir boo xam ne dafa funki def ndox bu boobaa day laaj docteur bi nag loolu liggéeyu docteur la du infirmier mais liggéeyu docteur la pour mu dem maanaam dindi fa ndox ma nekk ñu def ko analyse pour xam ndax feebar bi tuberculose wala déet kazalika bu fekkee ne dënn bi tam dafa def ndox il faut que ñu dem ba ci dënn bi acte médical la docteur bi mooy dem jami ci xëtër bi ci dënn bi génnee ndox pour ñu def ko analyse pour poser diagnostic bi donc en dehors de analyse tuflit yi am na yeneen façon analyse yu ñu mun a def bu fekkee ne kat malade bi docteur bi dafa xalaat ne lii du xëtër bi rek mais dafa jàpp feneen ak feneen mais bu fekkee ne nag dafa jàpp xëtër bi tamit jàpp feneen ndax loolu mun na nekk nit mun na am feebaru tuberculose mu jàpp sa xëtër jàpp sa colonne vertébrale wala jàpp sa xëtër jàpp sa feneen ci sa yaram loolu mun naa nekk donc ñun li ñuy gën a jàpp rek mooy que bu dee tuberculose bii wàlle maanaam bii jógee ci dënn bi boobu moom analyse tuflit bi mooy def diagnostic bi mais bu fekkee ne jàpp na feneen sa yaram loolu moom bu baa day aj docteur
def ci intervention pour mun xam lan la war a def est-ce que scanner est-ce que rajo est-ce que lii est-ce que là pour mun a wax ne ah lii de feebaru tuberculose la. loolu mais ñuy rafetlu tamit le fait que mu ne moom 98 faj nañ ko ba mu tane mais wax ne tamit faj moom dafa ànd ak laabir. nekk naa hôpital lu ëpp fukki at service de pneumologie mais je pense que booy faj nit moom foog nga boole ci empathie maanaam am laabir loolooy tax sax malade bi mun a adhérer mun a d'accord ci traitement bi parce que loo xam ne da ngay ñëw rek ne ko salaamaaleykum feebaru tuberculose la dafay wàlle mën na laa rey lii ak lii ak lii am na nooy waxee ak malade bi sax boo moytul du dellu si waat mais boo dalalee xelam nga ne ko feebar bi kat ku ne mën na laa dal dina dal docteur yi dina dal ministre mën naa dal ku ne mais boo fajoo da ngay tane ak jàmm ak salaam te li gën a am solo ci tuberculose tam mooy bu fekkee ne bu wàlle la malade bi bu dee jël garabam fukki fan ak juróom yi muy jël rek après feebar bi dootul wàlle donc tey bu fekkee ne yaa ngi ak sa waa kër sa njaboot sa jabar say doom aajugul ñi di la ber ci ruq comme niñ daan def avant nga xam ne boo amee tuberculose kenn du sax romb sa wet wala lal bi ngay tëdd sax kenn du la jege mën nañ nekk ak yow mën nga dëkkandoo ak nit yi mais li am solo mooy li ñuy wax ne booy sëqat da ngay teg sa loxo wala nga jël mouchoir ci gémmiñ bi ak ci bakken bi donc bu malade bi dee jël garabam bu matee fukki fan ak juróom dootul wàlle vraiment ñuy rafetlu intervention wu soxna si woote depuis Thiès et puis di wax tamit que ne tuberculose moom fépp ci Sénégal lañ koy fajee foo mënti dem mu nekk ci centre de santé yi mu nekk ci poste de santé yi ba ci case de santé yi sax mën nañ leen jox parfois traitement pour ñu suivre ñu yenn maladie. Docteur balaa ñuy ñëw ci yeneen question yi parce que kii ne amoon na tuberculose 98. di laaj ndax mën nañ ko gisee neneen daal diagnostic bi que ci tuflit. est-ce que li ma ci bëggoon laaj mooy est-ce que nit mën na am tuberculose. te du sëkkat. waaw mën na nekk nag loolu moom lu mën a nekk la parce que dañuy wax tuberculose maanaam pulmonaire mooy bi jàpp ci dënn bi mais am na tuberculose yu tudd extra pulmonaire maanaam bépp tuberculose boo xam ne rek du ci dënn bi donc bu boobaa effectivement mën na jàpp fépp foo xalaat ci nit nag mën na faa même butitu njurukaay sax tuberculose mën na koo jàpp. waaw parce que doomu jàngoro bi moom comme day wër ci yaram bi parfois moom mooy taamu pour xool fan lay dem mën na nekk nag ci sa dënn ci xëtër yi comme mën na dem ci res bi. comme mun na dem def ay càqar surtout xale yi en général tuberculose ganglionnaire la ñuy am càqar donc mun na manifester wu façon bu nekk bu boobaa nag day laaj xarañte docteur bi nga xam ne ci li muy gis maanaam koo xam ne nee na yaramam day tàng appétit wam dafay wàññeeku mais du sëqat ci xarañte docteur bi boobaa la ñuy xaar wala en tout cas agent de santé bi nga xam ne gis na ko pour xalaat ne même bu dul tuberculose bi jàpp dënd bi peut-être que beneen façon tuberculose extra-pulmonaire la nekk. ba tey ci témoignage yu soxna si nekk Thiès te tuberculose mosoon ko dal ndax nee na ca fa mu doon fajoo da doon gis ñoo xam ne dañuy ñëw mais des fois duñu dellu ni ñuy expliquer dañ leen di ber ak yooyu est-ce que ci jamono ji ñu toll est-ce que changement am na ci est-ce que prise en charge bi dañ ciy jëlaale en compte entourage malade bi pour ñu faciliter ko paj mi de sorte que moom mu mën a am courage wéy ci kiiwam wala bañ a sentir stigmatisé wu. waaw prise en charge mooy li may wax rek lu am solo la ci malade tuberculose surtout premier jour bi nga xam ne dina ñëw ci place fajukaay bi ñu war ko wax ne dafa am feebaru tuberculose donc li ñuy recommandé tamit mooy souvent nit ki buy ñëw peut-être dina am ku mu wóolu ku muy àndal muy jabaram muy jëkkëram wala muy doomam wala kenn ku dal xelam nga xam ne information bi ñuy wax mën na ko bokk ak keneen mais loolu day fekk ci kaw malade bi d'accord ne man de mën nga ma waxal sama jëkkër laa àndal bu boobaa da nga leen di woo ñoom ñaar loolu la ñuy wax counseling sur la tuberculose wax ko feebar bi naka la demee feebar bi ñaata weer lañ koy fajoo yan analyse lañ war a def pour mun wax ne yaa ngi tane wax la it booy naan garab yi it lan la mën a indil ci yaram bi ndaxte par exemple booy naan garab yi sa saw bi day changer couleur nekk lu orange bu fekkee ne ca teel ga kër docteur waxuñu la ko woon nga dem naan garab yi 10h 11h nga saw nga gis mu xonq nga yaakaar ne deret la alors que garab yi ngay naan rek mooy tax saw bi di changer couleur donc loolu yëpp ñun équipe prise en charge maanaam ñii jël en charge malade tuberculose fépp ci Sénégal centre de traitement yi muy infirmier yi muy assistants sociaux yi dañ leen di former ñoom ñëpp formé nañ leen ci prise en charge tuberculose maanaam naka la ñuy defee diagnostic bi su malade bi ñëwee naka ngay dalalee xelam naka lañ koy jëlee en charge garab yi ñu koy jox tamit loolu yëpp loo xam ne équipe de prise en charge yi fépp tàggat nañ leen fii ci Sénégal te am nañ yaakaar ne tamit ñi ngi nekk ci liggéey bu dëgër bu baax et puis que loolu tamit dina wéy ci askan soxna Khady Ndiaye moom li mu doon laajte mooy dafay dégg ñuy leen tuberculose des os dafay am mu bëggoon xam ndax exactement ça existe waaw tuberculose des os am na mën na jàpp yax foo jël ci yaramu nit rek foo am yax mën na fa jàpp comme mën na jàpp tam colonne vertébrale
su jàppee colonne vertébrale moom la ñuy wax ci nasaraan mal de pot donc dina indi sax ñoo xam ne parfois colonne vertébrale bi maanaam dafay sax mun na sax damm wala yax yi xaw a lekku bu boobaa nag diagnostic bi foofu moom day gën a xarañte du nekk rek ci tuflit parce que bu boobaa fa yax yi nekk il faut que ñu dem def ay rajo yu fi yax yi nekk wala ñu dem defi ay scanner wala même parfois ba IRM pour mën wax ne lii de feebaru tuberculose la te nag bu jàppee yax yi faju bi du nekk juróom-benn weer parce que loolu lu am solo ñu wax ko traitement tuberculose Sénégal juróom-benn weer la 6 mois mais am na ñaari façon tuberculose yoo xam ne ñun dañuy ne tuberculose grave la mooy tuberculose osseuse ak tuberculose neuroméningée osseuse mooy bi jàpp yax yi donc fépp ci yax nag foo mën a jàpp yaxu ndigg ak yaxu loxo muy feeñee day metti waaw mën na di metti yaram bi day tàng en général malade bi moom day jeex dafay jeex yaramam day tàng dafay faral di ñax su guddi gi mu mel ni kuy sibiru booleeg nag mën na yëg métit ca fa feebar ba nekk ndax bu dee koo xam ne par exemple tey ndigg li la jàpp malade bi li koy indi consultation mooy lombalgie maanaam samay ndigg day métti léegi sama ndigg day métti xam nga Sénégal moom ñëppay jàmbat ndigg buy métti mais nag ci xarañte ko koy xool lay mën a xam ba nekk la nekk ca gannaaw méttitu ndigg ya ndax méttitu ndigg rek la ndax nerf sciatique la ndax lii la ndax laa la pour mën a wax ne man de feebar bi lii lañ jàpp ne moom mooy diagnostic bi waaw donc ñaari forme grave yi mooy tuberculose osseuse nga xam ne traitement bi dafay def 12 mois ak tuberculose neuroméningée maanaam bi nga xam ne day jàpp yuur yi moom laa doon wax léegi que mun na jàpp fu ne tuberculose neuroméningée day jàpp yuur yi te bu jàppee yuur yi même malade bi buy wér parfois mun na ko bàyyi ay léget mun na bàyyi boobu tamit comme malade bi rek mën na di jàmbat ay métitu bopp mais métitu bopp yoo xam ne souvent tam day ànd ak malade bi jeex yaram bi di tàng neewu ma nag képp ku sa bopp day metti parce que peut-être nga gis bu subaa ñëpp jubali ji hôpital ne seen docteur yi docteur na fi nee na sama bopp day metti te sama yaram voilà c'est ça malade bi boppam dina metti dina jeex et puis tamit toujours bu ci xarañte agent de santé ba mu fay fekk docteur bi dafay wala infirmier bi wala ki koy xool dafa war a rechercher notion de contage maanaam heure bu nit amee tuberculose dañuy war a jàpp ne am na ku ko wàll donc fi ñu ko wàll nag mun na nekk ci biir kër ga mun na nekk place u liggéeyukaay ba wante it mun na nekk marché ba mun na nekk ci jumaa ja mun na nekk fu ne mais du tee docteur bi dafa war a enquête pour xam malade bi ndax ci dëkkuwaayam wala ci ñamu nekkal amul ku amee ku fay sëqat sax nag sëqat bu yàgg parce que peut-être nit ñi duñ la wax ne tuberculose laa amee mais mu wër ci askanam ak sa amul ku fay sëqat ak yooyu pour que tamit ñu ñëw xool ko pour xool ba xam ndax du feebaru tuberculose. est-ce que feebaru tuberculose maanaam doomu jàngoro ji mën na dëkk ci yaramu nit def fa ay at diir bu yàgg te du ko tëddal daal. alors loolu moom études yi waneguñu loolu doomu jàngoro bi li ci nekk mooy maanaam nit mën na noyyu doomu jàngoro bi mu dugg ci yaramam di fa nelaw te du def dara ñun docteurs yi loolu la ñuy woowee tuberculose infection mais doomu jàngoro bi bu duggee ci sa yaram mën na tamit nelaw comme mën na yeewu bu yeewoo nag bu boobaa lay def tuberculose maladie mooy li ñuy wax yaa ngi sëqat sa yaram mi ngi tàng yaa ngi jeex sa appétit wàññeeku na peut-être yaa ngi fat yaa ngi gaaw a sonn wala am nga beneen leneen looy jàmbat lu topp ci loolu noonu. waaw soxna Khady laajam bu mujj mooy ci localité yi nga xam ne dafa rukke lool ci biir réew mi ku ñu nemmeeku ne wala ñu njott ne xëy na feebaru tuberculose moo la dal naka la ñuy def ba yóbbu la fañ la war a mën a fajee. loolu bëggoon naa ci dellu sax parce que stratégie wu programme national de lutte contre la tuberculose bu ministère am na partie boo nga xamante ne programme bi moo ko yore mais am na beneen partie boo xamante ne plan international mooy jàppale ministère de la santé mooy jàppale programme parce que mooy dérouler un peu partie communautaire ndax dañu jàpp ne feebaru tuberculose pour xeex ko du docteurs yi rek ñooy toog seen bureau pour xeex ko du infirmiers yi rek ñooy toog seen bureau pour askan wi ñoo ci mën a jàpp pour que fa ñu bëgg yegg ñu mun faa yegg donc aspect communautaire boobu maanaam communauté yi faaw ñu taxawu ci pour ñu mën a jëlee fi feebaru tuberculose ki ngay wax ne moom mi par exemple dafa dëkk fu sori am nañ ay agents de santé communautaire yoo xam ne ñi ngi ci fépp ci Sénégal parce que plan am na plus de 500 plus de téeméer naka lañ koy waxee juróomi téeméeru ay OCB yoo xam ne organisation communautaire de base yoo xam ne dañuy xeex feebaru tuberculose fépp ci Sénégal foo munti dem muy Kédougou muy Tamba muy Ziguinchor foo munti dem donc OCB yooyu dañuy jàppale kër docteur yi ci fajum malade bi nga xam ne tey dafa dëkk fu sori foo xam ne poste de santé jegewu ko mu waroon ñëw dañuy jël agent de santé communautaire parfois ñu jox ko garab nga xam ne moom mooy dem kër malade ba bés bu ne pour jox ko garabam pour xool ndax malade bi naan na garabam wala ndax am na lu koy metti mën na ko sax gunge kër docteur
pour ñu xool ko bu waree am rendez-vous ak yooyu donc nañ jàpp ne ci Sénégal fii fu askan wi mënti nekk rek mën nga am prise en charge tuberculose parce que su fekkee ne da nga ñëw ci centre de santé bu mag bi lañ la defal diagnostic bi après dañ lay laaj toujours fan nga dëkk ci 79 districts sanitaires yi ak 6 centres de santé ak poste santé foo mënti ne fii laa dëkk ñu ne la feede poste de santé de nangam moo fa nekk foofu lañ lay boole kër docteur ba fa nekk infirmier ba pour mu kii la soo demee ci infirmier ba nga ne ko man de village sàngam laa dëkk dafa xaw a sori mu xool ci soit dans la famille wala ci OCB yi ci ndax am na relais communautaire bu nekk ci zone boobu noonu pour mën taxawu malade bi ci traitement wam ak ci rendez-vous wam yi hôpital noonu lay demee. Mbagnick Diouf moom li mu doon laajte mooy lu soxal stratégie NT bi nga xam ne objectif am mooy ñu dab ko 2035. bu ñu ñëwee rek ne stratégie NT bi dafay xaw a technique ci auditeurs yi donc dama lay bàyyi docteur Nafi nga expliquer ñi mooy lan ba pare. alors waaw stratégie NT bi mot anglais la end mooy mettre fin à la tuberculose ay objectifs la yi nga xamante ne du Sénégal sax moo ko fixé mais dëkk yëpp dañu tase au niveau de l'OMS mu am ay politiques yu ñu adopté parce que xeexum tuberculose Sénégal mënul toog ruqam rek ne da koy xeex bàyyi Gambie wala bàyyi Mauritanie wala bàyyi keneen donc loolu stratégie la boo xam ne organisation mondiale de la santé moom moo ko kii Sénégal tamit adopté stratégie boobu maanaam pour xeex fi feebaru tuberculose ba nga xam ne fii ak 2035 mu mun fi jóge bu baax a baax bu fi jógewul it dina wàññeeku bu baax a baax a baax léegi si stratégie boobu parce que pour doo jóg rek tamit ne man feebar bi dama bëgg mu jóge fi 2035 foog nga am ay politique yoo koy àndal ci politique yooyu nga koy àndal ci diagnostic bi déjà Sénégal en dehors de ni ñu doon defee test analyse tuflit nga xam ne da ngay def analyse tuflit bi ñu yóbbu ko ci laboratoire bi analyser xool ko ci microscope bi daan ne la feebaru tuberculose Sénégal am na ay machines yu tudd GeneXpert ay machines yu xarañ la yoo xamante ne tuflitu malade bi moom tuuti rek la ciy soxla ci machine bi lañ koy dugal machine bi moom moo lay wax ne kii doomu jàngoro tuberculose bi mi ngi ci ba pare dina la wax ne doomu jàngoro bii ci nekk garab yii nga ko dara jox yii mën na koo faj wala noonu yii da ci résistant mënu ko faj machine yooyu je pense que Sénégal def na ci ay jéego yu am solo parce que ñi ngi amoon 24 y a en 2019 mais si 2020 bi mottali dañu ba am nañ 47 je pense que si stratégie NT bi boobu objectif Sénégal mooy mu am fépp ci 79 districts sanitaires yépp ak ci hôpitaux yépp ñu installé fa ay machines GeneXpert yoo xam ne dinañ yokk pour mën a améliorer dépistage maanaam ni ñuy gisee feebar bi mun ko améliorer bu baax a baax loolu dafay bokk ci stratégie bi après impact Covid wax na ko effectivement Covid bi moom je pense que du programme tuberculose rek la affecté ñëpp askan wi sax ci suñu activité yëpp la affecté bi Covid bi di doog a ñëw daaw en mars moom comme dafa nekkoon doomu jàngoro boo xam ne nit ñi xamuñu ko ak tiit beeg jaaxle bi surtout activité communautaire yi mooy yi muy wax nii nga xam ne ak plan lañ ko doon déroulé ak ay organisation communautaire de base yi mooy relais communautaire yeeg yooyu activité sensibilisation ak activité causerie dafay laaj nga nekk ak nit ñu bëri donc toog waxtaan causerie te loolu boobu ñi ngi tere te it suñu kilifa yi autorités yi waxoon nañ ne distanciation sociale interdire nañu ndaje yeeg yooyu donc loolu moom mënul woon am mais actuellement politique bi ñu jël nii mooy activités yi dina reprendre activité sensibilisation yi dina reprendre visite à domicile yi maanaam dem seeti nit ñi ci seen kër yi wala ci seen place u liggéeykaay dina am pour sensibiliser leen pour wax leen feebaru tuberculose donc loolu yëpp dina reprendre mais avec le respect des mesures barrières maanaam ñi fay dem tey dinañ yore seen ay gel hydroalcoolique dinañ yore seen ay masque et puis dinañ respecter tamit mesures yi ñu wax daal dans le cadre de la lutte contre la Covid mais nag Covid moom bu mu ñëw rek ñu fàtte feebaru tuberculose. waaw leneen lu mu doon laajte docteur Nafi mooy affaire tuberculose ak Covid 19. nee na ndax comme ñaar yëpp ci xëtër lay jaar. est-ce que ñi nga xam ne dañu am feebaru tuberculose ñoom ñoo gën a exposé. ci feebar bi ak it ñoom ñoo gën a nekk tamit les plus vulnérables par rapport ak yeneen comorbidités yi nga xam ne moom la ñuy wax ay maladies chroniques ak yeneen. li may njëkk wax déjà si foofu entre tuberculose ak Covid maanaam ni ñuy manifesté woo Covid da ngay saxat tuberculose da ngay saxat. sauf que Covid moom dañuy jàpp ne feebar bu aigu la maanaam loo xam ne ci semaine ñaari semaine rek mu daal lay tëral sauf que tuberculose moom nit ki mën na nekk di saxat wala mu sibiru pendant weer ñaari weer ñetti weer avant muy dem kër docteur mais booy xool Covid ak tuberculose seen ni ñuy manifesté woo ci nit ki dafay xaw a niru leneen li ma bëgg dolli toujours mooy avant may wax ci loolu diagnostic Covid
machine bi nga xam ne moom mooy def diagnostic tuberculose mooy GeneXpert yooyu ma doon wax naan Sénégal daf ci am 47. xam nga bi ñuy doog a commencé analyse Covid yi boobu ñu ngi ko doon yóbbu Institut Pasteur ak IRSF mais Sénégal am na machine yi te machine yooyu nu muy defee diagnostic pour gis doomu jàngoro tuberculose bi am na tamit yeneen yi nga xam ne mën na gis nu mu tuddati microbe bu doomu jàngoro bu Covid bi donc actuellement ni plateforme GeneXpert yi nekk ci askan wi moom la ñuy utiliser pour def tamit diagnostic Covid bi loolu c'est un élément important boo xam ne il fallait que ma dolli ko ci appareil yi nga xam ne voilà ñi ngi à travers le pays parce que li may wax système de santé bi ñun ñëpp a ko bokk te machine yooyu dina def Covid dina def tuberculose mais en même temps dina def affaire VIH doomu jàngoro sida bi dina ci def ay test ak yeneen feebar sax yoo xam ne ñi ngi ñëw affaire hépatite ak yooyu machine GeneXpert yooyu dina ko mën tamit seetaale pour gis feebar bi. alors pour wax ne est-ce que ñi am Covid ils ne sont pas plus exposés que yeneen population yi tout simplement je pense que li am solo mooy li ñu waxoon rek ne nit ñi respecter mesures barrières yi parce que comme Covid na muy wàllee fa muy jaar ci xëtët noyyi mu dugg ci sa dënn bi noonu la tuberculose di wàllowee donc matuwaay yi ñuy jël pour moytu Covid mooy les mêmes matuwaay yi ñuy jël pour moytu tuberculose maanaam takk masque yi tout simplement pour que feebar bi bañ a dugg ci xëtër bi mais ñi am VIH Covid ils sont pas plus mais il faut savoir que nit mën na am tuberculose nag ba pare am Covid dara terewul am ñaari ñun sax am nañ ay malades yi nga xam ne effectivement amoon nañ tuberculose ak Covid. wax na aussi ci tuberculose u xale yi tout tànk yi muy bëgg xam ban estimation est-ce que am na ay xayma yoo xam ne tey mën nañu xam tolluwaayu tuberculose ci xale yi ak yan zone yan localité ñoom ñoo gën a la affaire bi gën a touché ci xale yi. alors dañuy wax ne par politique gu Sénégal sur tuberculose de l'enfant dañuy remarquer ne dafa am sous-dépistage maanaam li xayma bi ñuy xaar pour Sénégal chaque année mu am ko ci tuberculose duñ ko am ci xale yi loolu donc day wane sous-dépistage maanaam nit ñi peut-être duñu xale buy sëqat duñu xalaat sax ne feebaru tuberculose kenn du ko yóbbu kër docteur wala it bu ñu ko yóbboo kër docteur docteurs yi duñu xalaat ne est-ce que lii tuberculose la am déet ñetteel ba mooy diagnosticu tuberculose ci xale yombul maa ngi ko doon wax naan ne xale yi mënul tufli dañ leen war a yóbbu kër docteur parce que li ñu leen di defal am na benn genre comme racole bu ñu leen di dugal mu jaar ci bakken bi wala ci gémmiñ bi dem ba ci biir dënn bi pour ñu mën a fa jël analyse pour donc loolu rek nekk na ay frein pour kii Sénégal en 2020 ci rapport bi 612 cas la ñu amoon donc effectivement tuberculose xale yi moom chiffres yi ñu am tuuti na lool mais ci 2021 bii ñu jëm parce que am nañ ay financement yu bees yoo xam ne mi ngi tudd NFM 3 pour 2021 2023 am na ay politique yu ñu nar a appliquer yoo xam ne dañ koy def lépp rek ci yokk diagnosticu tuberculose de l'enfant ñaareel ba mooy ci ministère de la santé xam nga ñun benn pàcc lañu ci biir ministère bi donc dañuy liggéey ak yeneen pàcc yi am na benn pàcc boo xam ne mu ngi tudd division de la santé de la mère et l'enfant ñoom lépp lu jëm en général ci yaay ak doom ñoom ñoo koy toppatoo donc ñun dañuy liggéey ak ñoom di lëkkaloo parce que xam nañ ne ñoom ñoo ñu mën a jàppale tamit ci tuberculose xale yi bu ñu gisee surtout xale yi nga xamante ne dañu amee malnutrition maanaam dañu xiiboon voilà li ñu xiiboon noonu mën na nekk rek bañ a ñàkk lekk mais mën na am sax nag doomu jàngoro tuberculose boo nekk ci ginnaaw gi donc ñun am nañ ay politique yu ñu nekk di liggéey ak structure yooyu te am nañ yaakaar ne fii ak at yi di ñëw dinañ am ay résultats yi nga xam ne moo koy gën bu baax a baax. docteur Nafi ñu bàyyi waa service commercial ñu jël seen quelques secondes pour seen page publicitaire. Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valdafrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. kon nag ñu koy jaajëfal bu baax Valdafrique ak ordre des médecins du Sénégal ñu jël auditeur bi nekk ci ligne bi ñëw ci question yi nga xam ne jot naa ko par message ci Baytir Samba di président national des acteurs communautaires asalaamaaleykum. maaleykum salaam Rosalie. waaw maa ngi lay ziar. di la ëppee nag koor bi. ñu ngi ci de ñu ngi jéem rek. oui ça va. ça va 93.2. waa kay barka. ça va. ça va bien. di nuyu sa technicien ak sa invité. ñu ngi lay fay. di leen rappeler ne ñun Rosalie man j'ai remarqué Louga gii. ji booy yu dee bu gaaw quoi xale yoo xam ne amuñu 40 ans sax. ci benn liquide bu ñuy jël quoi sàngara si aussi tamit.
ñoo ngi leen di jaay sàngara boo xam ne luñ koy defaree. te ay xale rek lay rey nag ay xale kase. man j'ai vu des boys yoo xamante ni ils ont même pas consommé à 10 ans ñu commencé ba tey lan woo tamit ci pour dee encore ay jeunes alcooliers. ma bëggoon ñu wax ci loolu comme ñun fii lañ jooyoon paquet cigarette bu ñu daan def bébé boobu te dindi ko. ñu xam ne loolu Sud FM moom loo fi wax rek kilifa yàlla lay déglu. leneen li tamit muy vaccin yi ma ci ñaan di ci dolli rek. ku mu doy sa xel nga def ku mu doyul it ñu bañ a yàq xelu nit ñi ndax ñi ci njëkkoon a vacciné wu ba pare quoi. waaw di remercier sa invité. merci beaucoup Rosa. jërëjëf Barka docteur am na laaj yu ma jot par SMS maa ngi la ko doon wax sànq ay laaju Bayteex Samba di président national des acteurs communautaires moom bëggoon na xam tey jii yan stratégie le programme tuberculose taxawal pour ñu duppee cas manquant de la tuberculose. waaw loolu mooy laajam bu njëkk beneen laaj mooy stratégie ban lañu taxawal pour xale yi nga xam ne moom la ñuy woowee les enfants contact xam naa mooy ñi nga xam ne xëy na dañu dëkk ak ñi nga xam ne dañu détecté feebar bi ci ñoom tax ñu jàpp ne ñoom ñoo gën a vulnérable bëggoon xamit statistique nombre de cas malade tuberculose ci Sénégal au niveau région tamit ak district loolu mooy laajami comme sànq doon nga wax financement pour programme bu 2021 bëggoon na xam aussi rôle responsabilité collectivité territoriale pour financement affaire tuberculose loolu mooy laajam ñu xool ndax am na yeneen auditeur bu nekk ci ligne bi 33 825 18 30 balaa ma lay bàyyi nga tontu ci ñoom ak ñu jëm bu ñu fàtte li ñu war a waxtaanee leneen mooy comorbidité yi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar. soxna Rosalie Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. waa kay Thiam ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di ziar di nuyu sa invité boobu. ñu ngi lay fay. gërëm l'ordre national des médecins Sud FM ak Val d'Afrique. jërëjëf. waaw di nuyu tous les auditeurs particulièrement El Hadj Touré ak ñeneen ñëpp daal macha allah. waaw man dama doon laaj docteur ci problème mu tuberculose. parce que ñun ñëpp a ñu nekkee xale vacciné nañu tuberculose mais vaccin boobu effectivement lan la jëriñ parce que dañu waxoon ni luñ jàngoon école. buñ la vacciné BCG bu fekkee dafa def plaie. waaw. dañuy xam ni. jàpp na microbe baa ngi sa yaram. léegi su deful plaie daal wala daal bon noonu lañ ko waxee woon daal. dama xamul nag ndax loolu vaccin boobu ban njëriñ la am. parce que xam nañ ni tuberculose c'est une maladie opportuniste daal. mi ko mën a nekk sa yaram mais du la attaqué tant que feebaroo ba faible moo tax mu sonal les citoyens quoi. parce que bu sa yaram commencé ñàkk doole rek moom mu profité génn daal. waaw. léegi daal loolu laa koy laaj. waaw jërëjëf. waaw macha allah. jërëjëf Thiam donc 33 825 18 30 pour ñi nga xam ne bëgg nañu participer poser ay questions wala joxe contribution ci seen expérience boo xam ne jot nañ ko dund ak tuberculose asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay ziar sëñ bi. waaw soxna si na ngeen def. ñu ngi sant. maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi ziar sama doomu baay boobu. docteur kooku sant Fall. ñu ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi woote Thiès. loolu nga waxtaanee man mii dafa ma daloon tuberculose. dafa ma daloon quoi. d'accord. te bi may doog a dal dama ci doon dund lu métti daal. parce que jamono boobu bi may dal sax li ma demee ci médecin bi ma ne danga dal sax man dama di ko daluma parce que man du ma saqat. après benn instant noonu nit ñi di la daw mais médecin dama tax si médecin boo xam ku baax. parce que ki ma njëkk a taseel noonu jigéen la. bi ma ñëwee nii bi ma ko joxee bi ma demee def analyse bi pare jox ko kii pare ma di ko toog ak moom nii xam lu ma wax ma yow sa feebar bi yéeme na de yow waxee ba ma la tiit man ko soxna si lu ma dal après beneen kii bi dégg na bu ko daal ñëw ni man lan li ko lan la ma commencé bi ma waxee man may jooy man ko wax ma li ma daal même bu may dee sama xam damay dee quoi. mu daal ni waa ji mu ni soxna si génnal mu génn ñu toog ñun ñaar moo ñu ñaar ay góor nga daal di ko xool daal di xëcc si rëm bi daa koy teg ko maa ngoom 0 mètre mun ma liiru dara lii feebar la rek wallaahi rek ji génn léegi man ko man sëñ bi man su may dee sama xam ni man ma xam ko su may dee sama xam man damay dee quoi sama dee sama ngor
mais moo gën tamit ñoo xam ne lii la dal taxu mën nga dal la mooy feebar du feebar dal la mun a feebar tuberculose la lu ñuy faj la mu wér doonu lu garaaw ni man maa lay faj ba nga wér du sooba yàlla ci kàttanu yàlla man ko xamal ma waaw mun na xoolal na sa xel dal wallahi la jim laa loo xamante ni ñu toog man ak moom xoolal ñu waxtaan mënu ma suba ñëwal ma suba ma xam ne sama mag bu jigéen daal ñëw mu expliqué ma feer ni ma feer bi lii du dara man ko xam ne ma baax na mu ma 6 mois nga jël traitement yi 6 mois yi boo ko jëlee bu soobee yàlla di nga dem sa yoon mais xoolal téléphone am lay jël kooku wallahi laa wax léegi sama nga Dakar damay diggante moom ñii ba léegi nii day jël téléphone bi ma woo xoolal garab yi su ma dikkee hôpital lu mu doon def dafay bàyyi ñëw xool lëng ma ñu toog ñun ñaar mu yëkkati garab yi jox ma du bëgg sax nit ñi xam lu ma dal hôpital PSS nag laa loo xamante nii bu yëkkati garab yi jox ma ni ma garab yi nii ngi koy jëlee ma topp samay traitement xool topp ma ko lu ma 2 mois gis changement sama yaram su ma dikkee hôpital bi xool damay gis naa sax waaye temps yi xool ni mu toll mu dikkee mu peese ma mujj ma xool ma toll noo xamante nii dafa noonoon lii mënul nekk may wax ni ñi mu dal affaire bi du doon loo xam lu garaaw la soo ko boo toppee traitement yi da ngay tane ci kàttanu yàlla dëgg la ñi mu dal nag laay wax ñi mu dal nag affaire bi doonu ku ko sant sa yaram demal hôpital ci médecin yi parce que lii du ñuy faj la rek du dara man mi di waxee xoolal ba ma bu ma gisee naan kii mu dara musu ko dal te yàlla xam na ne macha allah léegi xoolal ak bu njëkk na ma meloon macha allah billaahi laa la waxante nii may wax tamit ñi mu dal tamit déglu tamit nit ñi di leen daw bu leen nit ñi daw mais tamit ku mu dal tamit yow tamit war nga xam sa bopp tamit di moytu daal dëgg la parce que man mi gis man mi di ma dalee dama naan moytu du ma dem ci ay ndaje loo yi du ma fa dem tey sa bopp daal damay téye sama bopp daal damay téye parce que bëgguma waa kii wu keneen dëgg la daanaka du ma génn bañ na ko bu ma nit seetee sax da ngay toog ne la ma toog du ma bëgg sa nit seet ma mais képp ku mu dal daal dama ne ku mu dal demal hôpital nga faju ko affaire doonu loo xam lu garaaw la ku ci faju daal bu ci yàlla àndee di nga wër toppal sa traitement yi gis nga mi def ni sa traitement yi musuma cee manqué benn jour gis nga médecin bi nii même saa damaa ndox garab yoo xam 1 mois lay diire bala maa ndékki laa wax dama jël samay garab musuma di yeewu mukk te jël ma samay garab te ma ko boole sax dem di liggéey man chauffeur laa mujj na bi ma demee ba ay 4 mois yooyu dama ne kon dem di liggéey bokk dëgg la waaw loolu daal laa di xam leen jaajëfal na yéen waa médecin Sénégal ay jàmbaar ngeen vraiment tamit am na lu ma la bëggoon laaj balaa nga ñuy quitter waaw est-ce que feebaru tuberculose balaa docteur bi doon la wax ne moom nga amoon nga ci dégg-dégg wala amoon nga loo xam ne jàppoon nga ko ci feebar bi amoon naa ci dégg-dégg comme lan dégg-dégg man parce que xawma de mais am na ku ma nekk loon koo xamante ni dañ ne moom moom la dal te man taamu ma daw doomu aadama dëgg la ma taamu ma daw doomu aadama mais am na ku ma dégg ku ma kii nu xamante ni moo la dal mais man nag li ma dikkee sama digg ginnaaw gii dafa mel ni sama xol bi dem nañ leen dañ ci doon jàmpaak man affaire man loolu ma dikkee man su ma tëddee guddi gi nii du ma mën a fexe woon te du ma lekk maanaam doonu am appétit waaw du ma am appétit doo moom am appétit lekk moom boo bokkuloon samay mbir moom mais yàlla dimbal na ma man du ma tux du ma jël alcool du ma def dara man foofu la yàlla dimbalee moom yooyu yëpp du ma ko jël moom man café laa naan ak ataaya loolu rek daal moo nekkoon loo xam ne lu may jël te dina ma ko daan jël te ab ma kii fa ma ko wàññi waaw affaire daal man noonu la ma dikkee woon daal dikkee ma leen loolu jërëjëf kàddu gi rafet na vraiment tamit di leen jaajëfal ñu lay jaajëfal bu baax témoignage bi tamit am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf docteur genre témoignage yi dafay am solo nit ñi xam feebar bi exactement mooy lan et que am nañu ci survivre def seen traitement normalement xool nuñ ko dundee dina ñëw aussi ci accueil bi ci nu ñuy yëglee feebar yi souvent dañu jël ñaar wala ñetti auditeurs su ko defee ñu mën la bàyyi nga tontu leen 33 825 18 30 mooy numéro bi nga xam ne ñi bëgg a dugg ci la ñuy woote bu fekkente ne sotti na ak Alioune Badara Socé ñu jël ko asalaamaaleykum 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 waaw dafa mel ni sottiwul ñu fàttali rekk ne 33 825 18 30 mooy numéro bu baax bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam Rosalie. waaw ñu ngi lay ziar. man la 29 10 mardi 4.
d'accord 29 10. message bi nga leen wax ni xaw ma Baye Dame daf la ko envoyé nii ci am contact xale wala dara. loolu laay ñëwaat man moment bi may def sama traitement bi ñu koy xam. ma yore woon xale. ñu ngi amal à peu près 5 ans mais bi nga xam ne bis ñoom dañ ko xool joxoon nañ ma garab bu ma ko doon jox dama fàtte garab bi mais africa bi lañ jël benn. ak biir ñu leen jël benn macha allah moom it la même chose. li ma daam di toppatoowee noonu la toppatoo xale bi amul tuberculose amul dara. mais garab bi moom di ko doon jël à chaque jour benn comprimé te plaquette bi jeex. après ci la pare. mais yow boo toppee sa traitement rek ñoom dañ la wax te contact ak ñoom nit suñu war a wax te yàlla dina leen jàppale. ba kenn du ci am feebar bi macha allah. contribution boobu rek laa doon am bu kenn ci contact bi ñoom boo demee rek nga war a jaar yëpp nga doon la fa jaarale toppatoo la ba lépp nekkaat ci jàmm. merci beaucoup. waaw jërëjëf yow la ñuy remercier kay. jërëjëf donc ñu jël auditeur bu mujj docteur comme ça ñu mën a wéy ci waxtaan wi nga bàyyi la nga tontu ñi nga xam ne jot nañu dugg asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar mbokk mi. kazaalika. naka coono yi. ñu ngi sant alhamdulilah. auditeur boobu génn sànq. la mu wax noonu man témoignage boobu lay ñëwaat man mii. kii bi dal na ma. waaye wax dëgg yàlla sama soxna moo ma dimbali taxawuma ba mun ma ko fay daal. que vraiment du yóbbu na ma ñu accueillir ma bu baax boobu ba léegi ëpp na fukki at vraiment gis naa ci sama bopp bu baax. sant yàlla. te docteur yi jàmbaar ba man daal mënu ma leen fay. dëgg yàlla. ay traitement bi ni mu ko waxee woon noonu nañ ko defee te amuñ ci benn njàqare. dañ ko def normal. juróom benn weer. waaw man avant may yëgg foofu sax fekk na yëg naa sama bopp bu baax. yaa ngi doon am tan gis coppite ci sa yaram. yëg sant bu baax dama daan def bu may liggéey bu ma sëggee rek damay daal di toogaat sonn mais bi ma commencé def vraiment kii bi traitement bi ma yëg ci lu am solo ci sama yaram vraiment. wax dëgg yàlla maa ngi leen di gërëm bu baax. jërëjëf. waaw maa ngi nekk département Tivaouane. jërëjëf. waaw jërëjëf. am na solo. yal na yàlla fay leen. amiin. waaw docteur ñoo ko déggandoo gis nga témoignage yi ñu ngi jaajëfal docteur yi waaye ñoom tamit kenn du ñoom ndax ku mu neexoon nga ne dafa gudd juróom benn weer dafa gudd garab yi dafa soof ñu bàyyi donc je pense que ñoom aussi am nañu mérite boobu bu ñu ñëwee ci question auditeurs yi Barka moom ci li mu doon wax mooy mbirum sàngara bi nga xam ne nemmeeku nañ ko fa Louga muy rey ay ndaw yu bëri waxit ci mbirum vaccin yi ku mu doy nga def ku mu doyul nga def dama lay bàyyi rek nga def ci benn commentaire en guise de réponse. waaw par rapport ak xale yi ñuy wax moom je pense que ne comme am nañu ay autorités au niveau de la région de Louga mu nekk autorité administrative yeeg yooyu foog ñu informer leen ñu xam ndax ñoom ñoo ci mën a jël matuwaay du askan wi rek ñooy dem xeex ak ñoom dañuy dem gis kilifa yi waxtaan ak ñoom bu ko defee ñi nga xam ne autorités yi nga xam ne ñoo ci war a yëngu maanaam muy peut-être ministère du commerce wala ministère de l'intérieur ak yooyu ñu mën ci wax. loolu lu am solo la. vaccin yi tamit li may wax waaw loolu moom recommandation ministère de la santé vaccination yi ñu ngi am pour l'instant c'est vrai que am na coow lu bari lu ci am fan yi nii mais ñun moom dañuy topp suñu recommandation ministère pour l'instant vaccination yi ñu ngi koy continuer donc ñun loolu la ñuy nekk di jàpp moom la ñuy appliquer. bu ñu ñëwee ci laaj yi nga xam ne Baytiir posé na ko mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax cas manquant tuberculose nga expliquer ko ba pare indi tontu ci laajam bi nga xam ne mooy yan stratégie la ñu taxawal pour ñooñu. waaw pour cas manquant pour mu leer pour askan wi maanaam dañuy xayma chaque année pour Sénégal ak pour dëkk yëpp ci àdduna bi sax dañuy xool pour dëkk bu ne maanaam bu dee Sénégal ñu ne at mu nekk ñi ngi xaar ci dëkk bi ñu war fi am 20 000 cas. 20 000 cas de tuberculose par année te ñu gis ne ci ni ñuy seetee chaque année au lieu que ñu am 20 000 cas peut-être dinañ am 15 000 wala 13 000 wala 14 000 du ñu yegg ci 20 000 ça veut dire que kon ci 20 000 yi ñu doon wër bu fekkee gis nga 13 000 am na 7 000 yoo xam ne des na ci askan wi te gisuloo leen. loolu la ñuy woowee cas manquant maanaam am na ñu am tuberculose
nekk ci biir askan wi te ñooñu ñooy tax feebar bi du fi gaaw a jóge parce que ñooñu bu ñu feebaree bu ñu dee sëqat duñu dem faju duñu dem kër hôpital duñu dem kër docteur duñu dem fen ñooñu ñooy tax kon feebaru tuberculose faj ko mu jóge fi du fi yomb donc ci stratégie NT bi moom loolu ñuy wax kon cas manquant maanaam ñi des ci askan wi ñu dem wëri ji leen faaw kon ñu wut ay stratégie maanaam ay pexe pour dem wëri leen ci askan wi kër docteur mën na ci jàpp mais ñun li ñuy gëm mooy communauté bi moom la ñuy wax tout le temps rek engagement communautaire maanaam askan wi ñoo mën a jàpp ci xeex wi pour wër ci biir askan wi ñi nga xam ne ñii kat dañuy sëqat ñu gàddu leen wala ñu gunge leen pour yóbbu leen kër docteur ci loolu waxoon naa ko sànq que ne plan international dafi day jàppale ministère de la santé parce que ñoom ci surtout lu jëm ci communautaire dañuy taxaw bu baax a baax mais tamit au niveau du programme am nañu le bureau communication et partenariat nga xam ne tamit ci aspect communautaire boobu ñoom dañ ci intervenir bu baax a baax léegi li ma ci mën a dolli rek ci stratégie yi ñuy def ci cas manquant déjà par rapport ak amélioration dépistage maa ngi ko doon wax sànq Sénégal am na 47 appareils Gen Expert avant loolu amoon na unité de microscopie mooy bi nga doon xam ne da ngay tufli ñu yóbbu ko dem analyser ne la suba nga ñëwaat pour mu kii ko loolu am Sénégal am na ci lu ëpp téeméer ñu dooli ci 47 Gen Expert yi kon loolu mooy améliorer la détection maanaam kat seet bi ni ñu doon seetee seet bi léegi dafa gën a xarañ ba nga xam ne peut-être mënoon nañ la defal analyse tuflit ne la dara nekku ci mais ak machine bi kat bu ñu ko ci defee moom mën na gis sax doomu jàngoro bi lu mu ndaw a ndaw a ndaw. te moo gën a gaaw te moo gën a gaaw ci 2 heures de temps rek mu jox la analyse bi tout simplement machine bi mooy def liggéey bi yëpp donc loolu dina améliorer détection te nee naa la fépp foo dem ci Sénégal bu dul centre de santé wala poste de santé am na ay appareils yu ñu fa installé pour mën a def analyse yi parce que structure yi ministère de la santé programme bi mooy wut appareils yi te appareils yi moom moo koy yóbbu ci askan bi ci centre de santé yi wala ci poste de santé yi ci deuxième stratégie lu nga xam ne dañ koy dolli toujours si wër ci seet pour 7 cas manquants yooyu ñuy wax maanaam ñi ne ci askan wi amee tuberculose duñu leen gis am na unité de radiographie mobile numérisée loolu benn unité boo xam ne day jàppale ci wërum ñi nga xam ne dañu am feebaru tuberculose nekkul ne nag day wër rek pour dem parce que day am ay stratégie maanaam dañuy dem wëri ji kat fa ñu yaakaar ne foofu la feebar ba gën a nekk donc loolu da ay stratégie lamit yoo xam ne dañu koy poser pour xool li ñu naan maanaam population vulnérable ñi nga xam ne ñoo gën a fragile par rapport ak feebaru tuberculose bi ñu dem defal leen rajo ci rajo yi mën na wane dara bu wanee dara dañ lay defal analyse tuflit te doo fay dara rajo bi doo fay dara analyse tuflit bi doo fay dara bu fekkee tuberculose ñu traité la ñu faj la te doo fay dara donc loolu yëpp bokk na tamit ci stratégie yi nga xamante ne mettre nañ ko en place au niveau du pays et puis comme ni ma ko waxee woon sànq plan par ak OCB yi ak yooyu ñoom dañuy organiser ay activités am nañ ay activités de visite à domicile maanaam dem ci kër askan wi am nañ ay activités de VALT maanaam dañuy dem visite au lieu de travail fi nit ñi di liggéeyee bu fekkee ne kii kat menuisier la place kii ba wala marché ba ñu dem jour boobu ñu def causerie ñu waxtaan ak askan wi ñu expliquer leen lan mooy tuberculose naka lay wàllewee feebar bi naka la lay dikkee et tout ba nga xam ne en général boo defee waxtaan yooyu noonu li nga gis kat après ku roccee ku ñëw ne la man de sëñ bi li ngay wax nii ne sëqat man de maa ngi sëqat ëpp na fukki fan ak juróom wala sama yaram dafa tàng wala sama kër kat sama doom lii ak lii mën nañ la bindal benn këyit boo xam ne dañ lay yebal ca kër docteur pour ñu xool la te doo fay pour xool ba xam ndax feebaru tuberculose nga am wala déet loolu OCB yi ak plan ñi ngi ciy jàppale bu baax a baax programme tuberculose te xam naa ne ci 2021 bi moom dinañ am ay yeneen activité yu gën a bëri yoo xam ne ci askan wi lañ koy jëmee ndax lépp rek ci jàpp pour génnee li ñuy wax naan cas manquant yi maanaam cas wu tuberculose ji des ci askan wi. beneen laajam soxal enfant contact yi. waaw enfant contact yi moom loolu moom depuis 2007 2008 Sénégal am na benn politique bu ñuy wax stratégie de gestion des cas contacts surtout pour xale yi par exemple xale bu nga xam ne dafa nekk cas contact xale boo xam ne supposons kër goo xam ne maanaam pap bi moo am feebaru tuberculose am tuberculose buy wàlle am na doom yu ndaw yoo xam ne seen at yeggul ci juróom bu boobaa kat moom mi amee tuberculose bi mu njëkkee ñëw ba ñu gis ko ba ne ko feebar bi lii la nii lañ koy wàllewee traitement bi lii la boo ko naanee mën na la def ni dañ koy laaj ba xam ndax am na ay doom yu ndaw boo amee ay doom dañ koy wax mundi xale yi bu ndee xale yi ñu xool leen pour xool ba xam ndax feebar bi kat parce que xale yi dañoo nekk ñu néew doole seeni gendarme yi leen di aar dañoo néew doole donc ñoom pour feebar bi dugg leen da leen di yomb lool bu boobaa ñu xool xale yi bu ñu leen xoolee ñu gis ne amuñu tuberculose alhamdulilah bu boobaa lañ leen di jox chimioprophylaxie loolu la ñuy wax chimioprophylaxie am na ay doom yoo xam ne dañ leen ko jox pour juróom benn weer pour bañ ñu amee feebaru tuberculose bi bu fekkee ne nag dañ leen xool ñu gis ne dañu amee feebaru tuberculose ñu faj leen comme seeni waajur mais xale yi moom am na stratégie de gestion des enfants yoo xam ne garab yi ñi ngi fi
poste de santé yi ak centre de santé yi ñiy gérer xale yi ñi ngi def seen liggéey macha allah te yaakaar nañ tam am ci ay résultats yu gën a baax. ba tey dañuy des ci laaju yi Baytiir Samba nee na tolluwaayu feebar bi au niveau national ak régional ak district est-ce que programme tuberculose am na ko mën na ci indi tontu ak loo xam ne mooy rôle et responsabilité collectivité territoriale pour financement yi. Pour Sénégal pour je vais benn chiffre rek laa joxe mooy ma joxe chiffre national bi parce que en 2020 ñi ngi am 12808 cas 12808 cas la ñu am xaw na wàññeeku nag par rapport ak at mi ko jiitu xam naa ne loolu moom impact Covid li may wax ne Covid moom amul kenn ku mu kii parce que ci début d'année bi ak nit ñi ni ñu tiitee woon ak ragal dem kër docteur donc loolu yëpp xawoon na gàllankoor xeex feebaru tuberculose bi looloo tax peut-être suñu chiffres yi xaw a wàññeeku tuuti mais am nañu yaakaar que dina améliorer wu. Pour revenir nag ci région yeeg yooyu loolu moom ay détails la yoo xam ne peut-être bu fekkee ne soxla na ko bu ñëwee au niveau du programme mën nañu waxtaan ñu expliquer ko par rapport ak détails yooyu noonu. Mais ñu jàpp ne principalement feebaru tuberculose boo jëlee tuberculose maanaam dañ naan presque xaaj bi yëpp Ndakaaru Njaay la féete. Pourquoi Ndakaaru Njaay la féete parce que moitié population bi yëpp ñi ngi tase Ndakaaru Njaay dëkkuwaay yi xat na kër yi xat na donc loolu moom 44% des cas de tuberculose région de Dakar principalement tam ak banlieue bi boo jëlee Kër Massar defuma stigmatisation Géejawaay laa dëkk Géejawaay yooyu ay district yoo xam ne kaaw tuberculose dañ fa bëri ndax dëkkuwaay yi nu mu demee Géejawaay Kër Massar Yëmbal yooyu noonu yëpp ak même tamit Parcelles nekk na ay district yoo xam ne am na poids bu baax ak Médina ci kaw tuberculose yi ñun suñu politique am na lu ñuy woowee 6 régions à forte charge maanaam boo jëlee tuberculose ci Sénégal bi am na 6 régions yoo xam ne ñun bu ñu jëlee poids wu tuberculose maanaam boo jëloon fukk dañ naan juróom-ñett yi fii la ñuy féetee mu nekk surtout Dakar moo njëkk topp ci Thiès après Diourbel après Saint-Louis Kaolack ak Ziguinchor ñun loolu la ñuy woowee juróom-benn région yi nga xam ne kaawu tuberculose yi foofu la ñu ëppee li ñu leen di gis wante nag tekkiwul ne ku dëkk Kédougou kenn mënu faa am tuberculose wala ku dëkk Kolda kenn mënu faa am tuberculose fépp lañ koy seet ci dëkk bi. laajam bu mujj moo soxal rôle collectivité territoriale yi. waaw je pense que collectivité territoriale yi moom am nañu rôle ci politique de santé bi ñun moom c'est vrai que structure de l'État lañ ñu ngi def suñu liggéey bi mais je pense que soxla nañu tamit. ñu accompagner ñu donc collectivité que mu nekk waa collectivité que mu nekk président conseil régionaux yi conseil départementaux yi ñoom ñëpp je pense que santé bokk na ci seen domaine de compétence voilà et puis ñoom war nañu jàppale tamit programme bi parce que li ñuy def yëpp pour askan wi la. dama lay transmettre rek ay félicitations docteur Aliou Niang pneumologue mu ngi lay féliciter ñu koy bàyyi xel moom tamit ndax souvent mu ñëw ci suñu émission allo docteur Thiam bu Malicounda moom ci ñàkk yi nga xam ne dañ koy defal xale yi bu ñu tuutee lool pour aar leen ci tuberculose moom lay laajte njëriñ bi wax na sax ba wax genre picc wala góom bi nga xam ne daal bu ñu leen ñàkkoon rek dañ koy am. nga dellu si waat ci loolu ak njëriñu ñàkk bi lan la. waaw njëriñu ñàkk bi moom vaccin bi BCG la tudd je pense que Sénégal ñëpp xam nañ ko parce que xale yi fi bu ñu juddoo moom loolu bokk na ci programme élargi de vaccination ci vaccination yu obligatoire yi te bu xale bi juddoo moom mooy vaccin ñàkk bi nga xam ne moom lañ koy njëkk defaral. BCG boobu nag njëriñam mooy pour protéger maanaam pour aar parce que xale dafa nekk lu fragile pour aar xale yi contre feebaru tuberculose mais li ñu war a xam mooy ñàkk boobu efficacité wam pour 10 ans la donc ça veut dire que kon bu 10 ans yi weesoo même su fekkoon ne ñàkku nga mën nga amee feebaru tuberculose parce que hôpital da nga daan gis ay mag ñu ñëw ne la waa dama bëgg ñàkku Sénégal duñu ñàkk mag ñi parce que comme ni ma ko waxee woon sànq Sénégal ni ñu naan fii à forte incidence de tuberculose maanaam kaawu tuberculose dañ fi bëri donc vaccination adulte amul vaccination xale yi moo am rek lañ koy defar te c'est valable pour 10 ans bu weesoo nag même su fekkee ne ñàkk nañ la parce que li ñu ne waaw man ñàkk woon naa lu tax may am tuberculose parce que ñàkk bi lu mu gën di yàgg njëriñam di gën di wàññeeku bu fekkee ne doomu jàngoro bi dafa dugg ci sa yaram boo ko noyyuwee mën na faa nekk di nelaw wante bu yeewuwee wala bu fekkee ne gendarme yi lay aar dañoo xaw a wàññeeku seen doole wàññeeku moom bu boobaa nag mën naa def feebar donc daal li ñuy jàpp mooy BCG bi mooy vaccin boobu ñuy wax noonu pour xale yi la
ci programme élargi de vaccination kese lañ koy defee mais duñ ko defar pour mag ñi. ñu ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy woowee tuberculose multirésistante dañ koy dégg. docteur Nafi lan moo tax ñuy utiliser expression boobu lan la ëmb. alors tuberculose multirésistante c'est vrai que ñu bëri dañu ko xaw a ragal tuberculose la rek comme tuberculose B li ci am différence bi maanaam li nga xam ne du niroog bëleem ndoxoon naa ko ci njëlbeen ba ne feebaru tuberculose faju bi juróom benn weer la alors que feebaru tuberculose multirésistante mën na dem ci juróom-ñeenti weer ba jëm presque at wala ñaari at li koy gën a indi nag li ñu seetlu woon maanaam nit day am feebaru tuberculose tàmbalee faju jël nga say garab mat na fukki fan ak juróom man di yëg naa ne sama yaram tàngatul maa ngi lekk bu baax ñaqatuma sama dënn metteetul saxatuma ma arrêté sama traitement loolu nag ñooñu di arrêté noonu traitement loolu day dem ba doomu jàngoro bi nekk sa yaram day xàmmee garab yi dem ba dëgër ba naqaree faj maanaam dëgër bopp pour que nit ñi mën a xam bu baax li ma wax bu doomu jàngoro bi dëgëree bopp nag boo koy jox garab yi nga xam ne moom nga njëkkoon tàmbalee du ko mënal dara te tuberculose multirésistante mën na rayaate donc yeneen ñi koy indi tamit mooy ku am feebaru doomu jàngoro tuberculose résistante bu la wàllowee même doomu jàngoro bi la lay wàll li may wax maladie indil na la même problème que yow parce que bu boobaa même traitement ngeen di am maanaam traitement boo xam ne gudd na bëri na effet secondaire am na ci yoo xam ne day am piqûre pendant ñetti weer wala ñeenti weer moom daal li ñuy ñaan maladie recommandation mooy kuñ ne da nga am feebaru tuberculose waxtaanal ak sa ki lay faj mu expliquer la fajo bi juróom benn weer la nga mën a faju tane ak jàmm ak salaam appareil yooyu ma waxoon dinaa ci delluwaat mooy li ñu naan Gene Expert parce que Gene Expert yooyu te Sénégal am ci 47 mooy tey machine yi nga xam ne mën nañu def dépistage pour gis doomu jàngoro bu dëgër bopp boobu parce que machine boobu dafay boo dugalee tuflit bi ci machine bi da koy calculer mu xool mu ne la doomu jàngoro tuberculose la après mu wax la ndax doomu jàngoro tuberculose la boo xam ne résistant la wala résistant wul bu la waxee résistant na nag après Sénégal am na ci politique bu bëri bu ñuy def parce que Sénégal actuellement nee naa la tuberculose bu simple bi ñu doon wax à peu près 12 000 cas par année alors que tuberculose résistante bi normalement war nañu am 300 cas mais on est aux alentours de à peu près 100 cas par année donc ça veut dire que kon tam am na ay cas wu tuberculose résistante yu des ci askan wi ñi nga xam ne war nañ leen dem bëri mais traitement bi gudd na bëri na effet secondaire tamit mais am na Sénégal te c'est pris en charge gratuitement pour maladie que ce soit seen analyse yi que ce soit analyse nag bu mu munti nekk nag pour malade tuberculose résistante yi laa wax même ay analyse direct yeneen yu ñu am yu ñu war a def sax dañ leen di jël en charge te Sénégal programme bi am na ay partenaires yu koy jàppale xaw ma ndax mën naa ko citer Action d'Amiens la ñu tudd dañuy jàppale bu baax programme national contre la tuberculose parce que ci ay machines yoo xamante ne dinañ mën a toppatoo malade yi nga xam ne dañuy jël garabu résistance yi ndax li ma ko waxee woon sànq effet secondaire yi mën na di tëx mën na di problème yu bëri bëri donc Action d'Amiens moo ñuy jàppale ci machine yooyu pour suivi kii malade yi ak tamit pour former équipe de prise en charge parce que kat docteur bi nga xam ne musul jël en charge malade yu am tuberculose résistante pour nga mën ne ko kii de yaa ko war a toppatoo foog nga former ko jàngal ko ne ko malade bi kat lii lañ ko war a defal lii nga ko war a bindal lii lañ ko war a jox nii lañ koy nemmeekuwee boo tolloo ci fii war nga def rajo boo tolloo ci fii war nga def analyse deret boo tolloo ci fii war nga def électrocardiogramme donc yooyu noonu yëpp foog nga tàggat kon ñi nga xam ne ñooy gérer maladie am tuberculose résistante pour ñoom ñu mën a leen toppatoo bu baax a baax. docteur Nafissatou Tall dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy comorbidité tuberculose lan moo tax mu am importance et que ñu war ci insister. waaw comorbidité moom tuberculose feebar la boo xam ne dafa maanaam day profito bu gisee ne surtout nag que yow sa gendarme yi lay aar ci sa yaram dañoo wàññeeku moom moment boobu lay gën a kontaan nag pour mën a profito pour vraiment faagaagal la te gis nañ ci surtout comorbidité banaam buñ léegi moom comorbidité defe naa soxlaatul expliqué ndax ba Covid amee ba léegi paa yi sax ñooy ñëw ne la dama amee comorbidité ak kii donc voilà donc comorbidité mooy leneen lu ànd ak tuberculose wala loo xam ne jiitu na ko fa wala feeñ na ci après liñ ciy gën a ràññaatle nag mooy VIH sida doomu jàngoro wu feebaru sida bi am na si sax ñoo xam ne balaa ñuy xam sax ne dañu amee doomu jàngoro sida bi ci tuberculose lay manifester parce que tey politique bi Sénégal ñun dañuy lëkkaloo ak Conseil national de lutte contre le sida ak division de lutte contre le sida et les IST c'est des structures ñoom ñëpp dañuy liggéeyal ministère de la santé maanaam képp ku am tuberculose boo yegsee ci place su fajukaay bi bu ñu waxtaanee ak yow ba expliquer la feebar bi juróom benn weer la ak li yëpp dañu lay waxaale proposition test VIH parce que dañuy gis ne heure bu tuberculose amee lu ci ëpp
waxuma nag ne tout le temps ku am tuberculose da ngay amaale doomu jàngoro sida mais li ci ëpp da daan ànd ak moom te même bi ñuy doog a gis sax doomu jàngoro wu sida bi le plus souvent ci ay malades yu amoon tuberculose donc heure bu malade tuberculose ñëwee rek ñun ci programme bi ñiy tàggat malade yi dañ leen di jàngal yore nañu kii genre TDR la rek comme test de diagnostic rapide comme pour Covid bi donc dañuy def test pour xool mais ci kaw ñu waxtaan ak yow nga d'accord tam ci test bi ndax xam nga test VIH moom mënoo ñëw rek ni nit ki nga defal ko noonu te doo waxtaan ak moom maanaam da nga koy expliquer ni dinaa la defal test pour diabète bi dinañ la defal test pour lii bu malade bi d'accord après ñu def test bi su résultat bi génnee su fekkee doomu jàngoro sida bi daf ci nekk dañ koy jëlaale tamit en charge mais fajum tuberculose bi moom mooy nekk toujours priorité ndax tuberculose mooy loo xam ne mën na faagaagal nit ki ci diir bu gàtt donc tuberculose bi bu fekkee ne ko am tuberculose ak VIH mu ñëw ñu defal ko test mu positif xam nga kon kooku am na ñaari feebar war nga ko expliquer tuberculose am war nga ko expliquer VIH am bu boobaa traitement tuberculose bi la ñuy tàmbalee buñ ko tàmbalee ba gis ne malade bi commencé na am tane mais recommandation yi moom mooy malade bi lu ñu gën a teel a commencé traitement ARV yi rek mooy garabu doomu jàngoro sida yi mu gën mais traitement tuberculose bi la ñuy commencé buñ ko commencé ñu doog ci teg traitement wu ARV maanaam yi traité feebaru sida et puis nit ki mën na tane ak jàmm ak salaam tuberculose bi wér péng moo dese ko traitement VIH bi muy jël ARV am te li may wax malade ARV yi moom ñëpp ci bokkam li ma naa wax sama maladie da ngay dem da ngay dikk boo jël say ARV mën nga tane ak jàmm ak salaam tu mènes une vie normale parce que VIH sida c'est comme li ñuy wax léegi c'est une maladie chronique et c'est une maladie chronique boo xam ne comme diabète ak hypertension mën nga dund ak moom pendant plusieurs années te doo am benn jafe-jafe. léegi ban lien moo am ci diggante tuberculose ak diabète. alors comme ni ma ko waxee woon léegi nii diabète tamit maladie boo xam ne dafay entraîner immunodépression tam mooy gendarme yi nekk sa yaram diabète de type 2 bi parce que ñaari façon diabète moo am diabète bi jàpp xale yi en général diabète de type 1 mooy ñi jël insuline diabète de type 1 mooy jël surtout suñu pap yi ak suñu yaay yi nga xam ne nekk nañ mag donc loolu day en général day fekk sa gendarme yi lay aar sa yaram tam wàññeeku bu doomu jàngoro tuberculose bi duggee ci sa yaram da lay gën a faagaagal donc déjà même boo doon régime sax mën na perturber sa suukar bi souvent day yéeg donc da ngay gis malade boo xam ne comment sax fafa lay ñëwee hôpital parce que fekk na suukaram bi dafa yéeg bu baax a baax bu boobaa nag day laaj xarañte docteur bi pour mu mën a toppatoo tuberculose mais en même temps toppatoo diabète bi parce que li ma naan wax toujours maladie rek feebar bi moom tuberculose ak diabète boo ci sàggane mën na laa yóbbu boo toppatoo sa fajum tuberculose te respecté woo sa traitement diabète mën na laa rey nga respecté traitement diabète jëloo traitement tuberculose mën na laa rey donc bu boobaa ñaar yëpp la ñuy daal di toppatoo te it am na benn stratégie li ma doon wax comme pour le VIH c'est-à-dire que pour ñun malade du tuberculose yi bu ñu ñëwee au niveau ci poste de santé bi wala ci centre en tout cas fi ñuy fajee pour tuberculose bu yegsee salaamaaleykum ba ñu waxtaan ak moom rek am na ñaari test yu ñu koy defar mooy VIH ak diabète te loolu du fay te loolu benn politique de santé boo xam ne Sénégal moo ko appliqué à travers le ministère nga xamante ne ñiy jël en charge malade tuberculose yi maanaam équipe yi fajaate ñoom ñëpp dañ leen jox appareil muy glucomètre defe naa malade yi ñi ñuy déglu xam nañ luy glucomètre mooy appareil bi contrôler suukar donc dañ leen ko jox ñoom ñëpp ci 79 districts sanitaires yi ñoom ñëpp dañuy am glucomètre léegi bu ko defee bu malade bi ñëwee ñoom ñu mën a contrôler suukar bi su suukar bi normalé alhamdulilah mais su suukar bi yéegee bu boobaa dafay yebal malade bi ci docteur bi pour mu xool ko ñu contrôler waat pour firndeel ne est-ce que diabète la nit ki amee wala est-ce que amewul diabète bu dee diabète docteur bi dina am wàllo ci traitement diabète bi keneen ki gérer wàllu tuberculose bu dutee rendez-vous yi ñu di ko lëkkaloo di ko boole ndax ñu mën a toppatoo ñaari feebar yëpp mu tane ak jàmm ak salaam. Docteur Nafissatou Tall est-ce que tuberculose dafa mën na faat nit. waaw tuberculose moom day mën na reye soo fajuwul loolu laa doon wax tout le temps que ne boo fajuwul moom da lay reye moo boo fajoo mën nga tane ak jàmm ak salaam. bu ñu jëlee suñu statistiques yi suñu chiffres yu ñu am ci 2020 bi mortalité bi 3% maanaam soo jëlee téeméeri malade am na ñett ñu ci faatu te ñun dañu yaakaar ne jamono bi fi ñu toll ci xarañte ak ci faj feebaru tuberculose kenn waratul gaañu ci feebaru tuberculose loolu waratul mën a nekk ñun loolu mooy suñu challenge tey loolu mooy suñu défi loolu nag donc day laaj kon nit ñi di teel a dem faju parce que xam nga bu fekkee ne da nga feebar yaa ngi sëqat toog ci kër gi ñu naan la yaa ngi sëqat nga ne dama socc rek yaa ngi naan say ngeer yaa ngi naan kenkeliba dama socc te mën na am feebar bi làqatu ci ginnaaw en général parfois maladie après heure bi ñuy dem hôpital bu fekkee ne dafa yéex lool ba feebar bi am lu mu yàq lu bari ci yaram même bu ñu tàmbalee feebar faj bi mën na indi ay gàllankoor
donc loolu moom lu ñu constaté la mais bon li plaidoyer bi maanaam li may ñaan tey fii rek mooy bés bu ñu fi jógee moom bu subaa moom képp kuy sëqat mu ëpp fukki fan ak juróom nga jubali kër docteur comme ça ñu xool ba xam ndax du tuberculose am déet. waaw leneen lu ma la bëgg a laaj mooy ku am feebaru tuberculose ba ñu faj la ci traitement juróom benn weer ba nga wër est-ce que feebar bi mën na la dalaat wala da ngay am du ñu duppee da ngay immuniser daal sa yaram day miin doomu jàngoro ji ba bu ñëwee rek da koy daan. feebaru tuberculose moom nekkul maladie immunisante maanaam xam nga am na immunisante ma joxe exemple maanaam boo jëlee ay rougeole am na feebar yoo xam ne benn yoon nga koy am sa àdduna après du ñëwaat parce que da ngay am lu lay aar ila abadan feebaru tuberculose nag nit mën na ko am mu faju ba wér tane ak jàmm ak salaam mais bu fekkee ne dañ la wàlluwaat feebar bi mën nga amaat feebar bi loolu moo tax kon c'est important am na njëriñ lool ñu wax ci prévention te prévention bi mooy képp kuy sëqat jëlal sa mouchoir nga teg sa gémmiñ ak sa bakken masque yi moom je pense que ne mi ngi fi xamuñu kañ la fiy jóge mais masque yi déjà loolu mode de prévention la par rapport ak ñi nekkal donc mën nga am tuberculose nga faju ba mu wér mais mën nga amaat feebar bu fekkee ne dañ la ko wàll loolu lu mën a nekk la donc kon askan wi nag xeex bi moom ñëpp a ciy jàpp rek du docteur yi ñëpp a ciy jàpp vraiment kuy sëqat di xaaxtandiku muy ci njagayaay te ñu ngi dugg ci njaganjaay yi ñi ngi dem ci ngénte yi ñi ngi dem ci jàkk ji ñi ngi def lu nekk donc prévention bi gën a am solo moom mooy kuy sëqat tegal sa mouchoir ndax li ngay sëqat di kii feebar bi ci noyyi lay wàllewee bu fekkee ne feebaru tuberculose la ki toog sa wet bu noyyee doomu jàngoro bi bu duggee ci dënnam mën na am feebaru tuberculose bi. leneen nag li nga xam ne xam naa moom la ñuy jeexalee docteur Nafi mooy lan moo tax contexte bi lan la lu tax programme national de lutte contre la tuberculose commencé sensibiliser def communication ci feebaru tuberculose lan moo xew. waaw je pense que programme bi moom peut-être yàgg na def communication mais peut-être dañuy yokk suñu loxo rek ndaxte y a journée mondiale de lutte contre la tuberculose bu war a am le 24 mars. mercredi bii di ñëw maanaam ci dëkk yëpp ci àdduna bi dañ koy fêter. Sénégal tamit war ko fêter mais mu tombé ci contexte Covid. donc comme dañoo tere tamit rassemblement yeeg yooyu am na beneen façon buñ ko mën a féetewee te lii bokk na ci li nga xam ne suñu programme ak suñu coordonnateur national docteur Barnaby ñi ngi ci li ñu tëral que ne mu am ay stratégie communication maanaam docteurs yi kat ñu génn nag ci bureau yi parce que toog ci bureau yi di bind rek ay livres yi nga xam ne après askan wi duñ ci jot. day am solo nag ñun ñu wàcc ci askan wi waxtaan ak ñoom ñu expliquer leen mu leer ci seen bopp. ñu xam ne kat feebaru tuberculose mi ngi fi te pour mu jóge fi nag moom xeex bi faaw askan bi jàpp ci rek ndax ñu mën a gagner combat bi. kon nag dama lay bàyyi nga tàggatoo ak auditeurs yi waaye balaa boobu xanaa suñu gan bi toog ci studio bi dina bàyyi baatam Sabali ñu koy nuyu nekk ci équipe communication bu programme national de lutte contre la tuberculose waaw ñu bàyyi la rek nga nuyu auditeurs yi peut-être un mot de sensibilisation à l'endroit ci ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon bàyyi nopp ci waxtaan wi. merci Marie-Rosalie maa ngi remercier docteur Nafi je pense que docteur Nafi wax na lépp lu mu war a wax yépp wax na ko et maa ngi remercier ñu woote surtout ñu def plaidoyer témoignage yu ñu def yooyu yépp kontaan naa ci et ñun ñu ngi yokk communication bi di liggéey ak waa plan international ak OCB yi relais yi ak les radios communautaires aussi. waaw maa ngi leen di sant. jërëjëf Sabali docteur Nafi ma bàyyi la nga tàggatoo ak auditeur u rajo Sud FM. waaw Rosalie ñi ngi leen di jaajëfal di leen gërëm bu baax a baax may gërëm tamit ak di delloo njukkal sama coordonnateur programme national de lutte contre la tuberculose muy docteur Barnaby Gningue moom moo ñu ci ndigalam la ñu ñëwee fii pour waxtaan ci mbirum tuberculose. di remercier tamit bu baax a baax équipe prise en charge maanaam région médicale yi district yi ndax xam nañ ne faj bi moom nekkul ci bureau yi rek ñoom ñi nekk ci askan wi di jànkonteeg malade yi jàpp nañ ci bu baax a baax donc ñi ngi leen di gërëm ak di leen sant bu baax a baax a baax yéen it waa rajo Sud FM ñu leen di gërëm di leen sant suñu ay partenaire ngeen waaw di la remercier tamit yow Rosalie bu baax parce que yombalal nga ñu émission bi ñu yaakaar ne liñ ci wax askan bi dinañ ci jëriñu bu baax a baax ñu ngi leen di remercier jërëjëf may jaajëfal suñu technicien bu xarañ bi Alioune Badara Socé jox dig daje auditeurs yi talaata bi di ñëw ci beneen thème ci Allo Docteur.
Valda raxul dara dàkkandi kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. Sud FM chez vous.